ñu ne foofee am na kenn ku am jàngoro ji di Covid 19 moo waral kilifa yi boobu ba tey def liggéey bu am solo mu am nag ñoo xamante ne ba nëga ni ñu ngay wéy di dem ca tefes ya te tere nañ leen ko juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci doomu aadama jàpp nañu leen ci lim googu sax ñu ne kon lu toll ci ñeent ya daal boo moyul daanu leen defeere ni ki ëllëg lay doon bu ñu defee ci tefes yi daanu yeggit ba nekk ca Cambérène ñu gis ne foofu it bari na ay ndaw yu fay wéy di dem naam tere nañ leen dajaloo gi mu mel ni rek kon am na ba nëgë ni ñoo xamante ni xamaguñu tolluwaayu jàngoro bi ak na muy lore mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi nuñ ko waxee woon nag muy jàngoro ji di Covid 19 tey nag li ñu jàpp ni moo am ci réew mi muy fukki nit ak benn yoo xamante ne gis nañu ci ñoom jàngoro ji gannaaw nag ab seetlu boo xamante ne def nañu ko tey ci altine ji fukki nag ay cas contact la kenn ka nag da koo am te xamul fu mu ko jëlee ci réew mi nag ba ñu ko xaymaa boobaak léegi ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci doomu aadama ñoo am jàngoro ji di Covid 19 ci lim googee téeméer yaak juróom-ñaar fukki ak juróom-ñett wér nañu ñu teewlu jëwriñ ji ñu dénk wàllu ki wér gi yaram di Abdoulaye Diouf Sarr. si téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent test yu ñu def fukk ak benn ñoo ñëw nekk positif bon dëkk ñoom ñoo am jàngoro yi muy fukki cas yoo xamante ne cas contact lañ doon suivre si suñuy service ak benn cas boo xamante ne transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne tey juróom-ñaari patient déclaré nañ leen ne wér nañu tey dañ leen génn hôpital ci bés bi ñu leen wax tam ne patient yi nekk ci hôpital ñu leen di faj ñu ngi yëg tan bu baax bu ñu xaymaa ba mu démarré ba léegi ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn cas la ñu déclaré fii ci Sénégal ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci wér ñaar ñoo ci génn àdduna kenn ñu évacué bon dëgg mën nañ jàpp ne téeméer ak fukki patient ñu ngi ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu respecter bu baax ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a xeex Covid-19 bi mu génn réew mi. ca diwaanu Louga moom jàngoro ja ma ngay law ndax tey képp bu ñu seetloo juróom-benn nit am nañu jàngoro yi mbas mi ci bu ñu ko xoolee muy ñaar fukk ak juróom ci doomu aadama yoo xamante ne testé nañu leen ñu positif ca diwaanu Louga téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent di ay cas contact mu nekk nag loo xamante ne lu yéeme la ñoom aji tawat googe nag ñu ngi leen di toppatoo bu baax a baax ci kër docteur yi nga xamante ni moo ne ci réew mi foofee nag ca diwaanu Louga di kër docteur boobu di Amadou Saxeex Mbay nag ñu ne noppi nañu rek ngir dalal fa ay aji tawat ndax ñi ngi doon liggéey ci barab bi ko fas yéene dalal ni ki ëllëg nag la ñu koy daal di rek ubbi ñu teewlu médecin chef bu diwaan ba Cheikh Sadibou Senghor la ñu koy wax ci micro Thierno Fall. di leen xamal ne que ni aujourd'hui en tout cas pour li nga xam ne mooy région de Louga ñu ngi démb bi joxe résultats yi parce que ci fanweeri prélèvement yi nga xam ne jotoon nañ ko def barki démb bi ñu jotee résultats yi juróom-ñaar ñëw nañ ci positif donc loolu moo ñuy indil bi feebar bi commencé ba léegi ci région Louga depuis le 5 avril donc ñu ngi toll actuellement ci ñaar fukk ak juróom du lu ndaw lu rëy a rëy la donc ñëpp ñi ñu jël ñëpp nag muy 25 malades yëpp comme amaguñu fi nga xam ne foofu la ñuy jëlee en charge maladie muy CTE donc dañ leen obligé yóbbu am na ñu nekk Saint-Louis am na ñu nekk Diamniadio am na ñu nekk également Dalal Jàmm donc pour wax ni que ni également li nga xam ne mooy suñu centre de traitement bi matériel bi aussi teg nañ ko les médicaments sont disponibles tout le matériel est déjà disponible donc tey la ñuy xaar waa jéem pour valider et incha allahu rabbi bëgg nañ day suba malade bu jógee ci Louga à partir de demain ñun ñoo lay jël en charge ici au niveau de la région.
ñu des ba tey ci jàngoro ji nga xamante ne nag réew mi daanaka soreetul ñetti téeméeri cas yi loolee lañu seetlu nag mu doon loo xamante ne daal daanaka doy na waar wax naa ko sànq ci diwaanu Louga nag tolluwaayu jàngoro ja jéggi na dayoo 25 ci cas la ñu fa wàññi loolu nag ñu gis ni teyit lu fa yokk la boo xoolee daal soxna ya la ñu ne ñoom nag ñoo gën a loru ci jàngoro joojee ndax téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak ñett mat nañu ko ñoom soxna yooyee bu dee góor ñi nag téeméer boo jël ñeent fukk la ak juróom-benn ñi am nag juróom fukki at jëm kaw it ñoo ca gën a sonn dañu ci ànd ak Alassane Ba. Louga juróom-ñaari cas yu yees la ñu nemmeeku fukk ak juróom-ñett la région bi amoon tey ji nag ñu mën ko xayma ci ñaar fukk ak juróom ci altine gi Géejawaay itam am benn bu yokk fukk ak benn ci xayma Dakar Sud am benn itam bu yokk juróom fukk ci xayma Yëmbal itam am benn bu bees juróom-ñaar ci xayma ak Goudiri benn juróom-ñett ci xayma mu nekk ab situation bu ñu nemmeeku ci altine gi ci carte bi nag nga mën a gis ne ba léegi Dakar Ouest maanaam gox yi di Yoff Almadies Ouakam ñoo féete ba léegi ci kanam juróom benn fukk ak ñaar la am ci cas yu ñu confirmé Touba itam am ñaar fukk ak juróom-ñaar Dakar Centre am fukk ak juróom-ñeent Mbour itam am fukk ak ñett Pikine fukk ak benn Thiès fukk la am Vélingara juróom-ñaar Dakar Nord itam juróom-ñaar Rufisque juróom benn naka noonu itam Sangalkam Kër Massar juróom la am Saint-Louis ñeent la am Popenguine ñett naka noonu itam Mbao ñett Ziguinchor 2 Diamniadio itam naka noonu ñaar Oussouye benn la am Richard Toll itam benn ak Fatick benn ñu nemmeeku ne itam am na benn cas de contamination communautaire bu yokk tey ji buñ koy xayma jege na ñaar fukk yi ci contamination communautaire Sénégal ci bés bi nag ñu mën a jàpp ni lim bi toll na ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci cas confirmé ci coronavirus depuis ñaari fan ci weeru mars ñu gis ne kon ñu ngi jege baaru ñetti téeméer yi juróom-ñeenti région la laalagum Dakar moo féete ba léegi ci kanam nekk épicentre ci carte bi itam ñu mën a nemmeeku ne soxna yi ñoo ci ëpp téeméer boo jël ci ñi amee doomu jàngoro ji juróom fukk yi ak ñett ñoom la góor ñi toll ci téeméer boo jël ñeent fukk yi ak juróom benn bu ñu jëlee nag ci xayma ci wàllum at ñu gis ne kon ñi am juróom fukki at ak li teg ñoo ci ëpp Sénégal itam ñu gis ne def na jéego yu am solo ci wàllum ñuy wér ci doomu jàngoro ji téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett la ñu déclaré gum ñu gis ne itam téeméer ak fukk yi ñu ngi ci lopito yi ñu leen di toppatoo ñaar jot ci ñàkk seen bakkan kenn ñu jot ko évacué ci RIP France ci xabaar ñuy wax ne jot na ñàkk bakkanam. Alassane Ba lu soxal wàllu test yi sax jëm ci mbas mi nag dañu koy gën a yaatal lu ko tàmbalee ay bis bi ñu dëkkmal loolu nag mu doon loo xamante ne mooy tax xëy na ñu xam dëgg-dëgg rek ñi amee jàngoro ji naam sax mënaguñoo xam ñëpp waaye loolu nag jàpp nañ ni bu ñu ca yeggee daal liggéey bi dina gën a yomb dañu koy doore nag bu boobaa ci centre de santé yi mbooleem ñi nga xamante ni dañuy rek di ñëw ca yooyee nag centre de santé dinañ fexe rek ba ñu bari ci aji tawat googee nag ñu mën leen a testé ngir xool ndax am nañu jàngoro ji am déet ki ko xam ne nag di directeur de cabinet bu ministère bi ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram di docteur Aloyse Waly Diouf ñu teewlu ko kàddu yi ci rajo Futurs Médias la ko yëkkatee. li nga xam ne moo doon définition de cas pour ñu ne kii dafa suspect Covid-19 ñu xoolaat définition de cas bi génne kii li nga xam ne mooy malade buy jóge ci zone bu am épidémie pour gën a yaatal possibilité am ay cas suspect après ñu def li ñuy wax mooy recherche active loolu tamit dinañ ko commencé baral ci région médicale ci district ak structure de santé yi mooy fexe ba registre yi nga xam ne ci la ñuy bind mandarga yi bu nit ñi bu ñëwee consultation ci la ñuy bind seen i jàmbat ñu am équipe yoo xam ne dinañ dem di xoolaat registre yi pour xool ndax amul ñoo xam ne am nañu ay jàmbat yu méngoo li nga xam ne mooy Covid-19 ndax ñu mën leen rattraper mën leen traiter bi ci def mooy ñi ñëw consultation aussi souvent dinañu toog jékki-jékki jël nit prélever ko defal ko test bi mooy li ñuy wax test aléatoire yi dañuy jël benn dépistage aléatoire jël par exemple si bés bi juróomi yoo xam ne bokk nañ ci ñi ñëw consultation quel que soit li leen indi ñu mën a xool ndax ñoom aussi yoruñu doomu jàngoro bi te
amagul mandarga. kan ngeen fas yéene tàmbali doxal stratégie yu bees yooyu ngeen tëral. waaw stratégie yu bees yooyu xam nga commencé nañ ko waxtaanee depuis réunion bi nga xam ne mooy réunion comité national gestion des épidémies semaine bi xam naa yenn orientation yi jox nañ ko médecin chef de région yi mais comité gestion dina gën a baral li nga xam ne mooy recommandation yi pour que ñu commencé ko ci ni mu gën a teelee c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi benn gaal nag bu bàyyeekoo ca Guinée Conakry yàpp lu toll ci 22 doomu aadama la ñu jàppee nag ca quai de pêche bu Mbour takk der ñoo def liggéey bi ni ki tey jile ñooñu nag ber nañu leen teg ci bëgg leen yóbbu ca yoon naam sax doomi réew mi lañu waaye lañ leen di tuumaal rek mooy daal boo moyul mënoon nañoo indi rek nit ñi giraawaali Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. bi mu doon yegsi ci tefesu Mbour bi ay 6 heures du matin gaal gi lu toll ak fukki nit rek la yoroon bi mu yegsee la fukk ak ñaari nit daal di yéeg ngir jéem a wàccee jën yi ak li ni mel looloo tax sax ñoom ñëpp ñu teg leen loxo. dafa am feebar bu doy waar bu fi dugg ñun ñëpp ñu jël ay matuwaay président de la république joxe ay arrêté ñëpp préfet yëpp ñu topp ci sonn ñu ñëw ci quai tefes bi xëy tey ñu ne ñu am na benn gaal bu jógee Conakry donte c'est des Mbourois ñu jógee Conakry ñu nit ñu woo autorité bi biñ leen woowee ñoom ñëpp ñu ñëw muy préfet commissaire chef district sanitaire bi ñoom ñëpp ñu ñëw bi ñu ñëwee le chef départemental ñëpp ñu ñëw taxaw bi ñu ñëwee ñu taxaw ñu ñëw encadré leen ak police ñu jël leen indi leen docteur seet leen yëpp nañ leen pour yóbbu leen. ñaar fukk ak ñaar nit yooyu nag ñu daal leen ber ci ab benn hôtel kilifa yi sax dàquñu topp leen ci wàllu yoon. en tout cas fii ci Mbour vigilance bi moom duñ ko bêché parce que dañu jàpp ni noonu rek la ñu mën a def pour que ñu mën a gën a xeex propagation coronavirus bi ma leen di wax ni bu ñu yaakaaree ni fii amul surveillance mën nañoo ñëw def lu leen neex dañuy nax seen bopp te ku fi ñëw comme niñ ko defee ci ñii dinañ la jël yóbbu la ci hôtel surveiller la pendant 15 jours leneen lu ciy doog a am ñu def ko ci te comme ci cas bu mel nii dañ leen a wax bu leen transporter ay nit ñu koy transporter commissaire dina def enquête yi jébbal dossier bi procureur comme ça li ci yoon wax mu def ko. ginnaaw gaal gi nga xam ni moom Mbuur la teeree amoon na beneen gaal tamit bi nga xam ni moom it foofu la bëggoon a teeree waaye kilifa yi bañ li ni mel ndax gaal googu Soumbédioune la jógee woon balaa muy dem Guinée. Abdourahmane Diallo beneenub kilifa bu jël rek dogal ca Géejawaay la gannaaw nag ba ñu fa gisee jàngoro ji di coronavirus ca district sanitaire ba la ñu taxaw nag tey mooy fexe ba képp koo xamante ne yaa ngay wàcc yoon nag ci matuwaay yu ñu jël rek ñu fexe ba teg la ci yoon bokk na ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama yoo xamante ne jàpp nañu leen nag ci lim googee ñeenti ëllëg ci talaata yi daañu leen déféré ñu teewlu préfet bi di Chérif Mouhamadou Moustapha Blondé ay kaddu yu mu dénk Salif Sow. delsi si muy préfet bu Géejawaay boo xamante ni yëkkati na ay kàddu ndax ay nit ñoo xamante ne ña ngay def naka sudul noonu boole kook nag bañ a sàmmanteeg tere yi ñu jël tere yooyu rek bokk na ci dem ci tefes yeeg naka noonu du ñàkk ngeen am ko moom préfet bu Géejawaay ci xibaar yi ci nasaraan lay doon ñu des ba tey ci tefes yi wax naa ko sànq am na ba nëgëni ñoo xamante ne ña ngay dem plage te tere nañu dajaloo gi waaye dafa mel ni bari nañu umpale rek loraange yi ci jàngoro ji di Covid 19 Cheikh Diop ak Youssou Baro doxantu nañu ba ci tefes bu Cambérène. Aliou Thiaré nekk ci barab bi lu ëpp ñaari waxtu jamono yi nga xam ni coronavirus mi ngi lëmbe àddina ndaw li ñëw ci waax yi ngir daal di noyyi air pur ñu nekk fii ci géej gu Cambérène. awmul ma def kër ga moo tax ma ñëw géej toog doxantu rek. nga wét. waaw lu ma wét kër ga rek ma ne xaaral ma doxantu comme defuma dara. fan yi nga génn waaw fan yi lu ñu génnatul quoi comme dañoo tere génn am nga loolu moo tax tey ma am occasion rek ne xaaral ma génn dem doxantu tuuti. lu ko soriwul lool ñu gisaat yeneen ñaari ndaw yu toog ñoom ñi li respecté wul benn yoon li nga xam ne moom moo di distanciation sociale bi. koo xam ne dafa tàmm génn journée bi nga ko toxo sa gaal doo génn day xaw a metti quoi. mu mel ni seen wax toog noppalu daal di jeex police daal di ñëw ci barab bi ngir dàq doomi aadama yi fi ne. ñu ëpp ci ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci waax yi le nag di bàyyeekoo fu ci mel ni Parcelles Assainies wala boog Cambérène ci loolu ab laaj daal di sampu ana responsabilité ñi nga xam ne ñoom ñoo di woy jur yi. parents yi am nañ ci wàllu responsabilité war nañu ñaax ndaw yi nañu toog ci biir kër yi
nañu toog parce que jàngoro bi li koy xeex surtout ak cas communautaire yi nga xamante ni kenn xamul fu mu jóge war nañoo ñaax seen njaboot. li ci des ci kër yi la ci yaay yi surtout. jàngoro ji di wéy di lëmbe àddina cas transmission communautaire yi di gën a bari loolee waral ku nekk ci doomi aadama yi war a toog sak màkkaan ngir rek jàngoro ju di coronavirus mën fee jóge. transmission communautaire boobee nga wax nag muy ñooñee di am jàngoro bi te duñu xam fu ñu ko jëlee loolu nag tax na ba lépp loo xamante ne mboolem dajaloo la ñu war ko bañ waaye ca marché Castor moom la ñu fa seetlu mooy nag loolee lu fay wéy di am la ndax ba nëgë ni nit ñaa ngay dajaloo doxantu nañ tamit ba fële ca marché bu HLM ndax foofu gis nañu ni lu baree bari ci wàlluk nag commerce bi dañoo taxaw rek ngir yoonal ko muy bépp njaay moo xamante ne jàpp nañ ñi taxu koo am solo lool ñu fexe rek ba jëlee ko fa marché bi tamit ñu xool nu muy doxalee mu mel ni loolee daal mairie ba ak ña nga xamante ni ñoom ñooy askan wa am nañu ci ay gis-gis yu waroo Pafare Ñing. jokkalante kàddu yu métti moo dox ci diggante meeru HLM ak ñenn ñu nekk foofu ci askan wa li ko waral nag moo nekk tëjte ak ubbi marché HLM bi ngir nag bañ a fexe ba nit ñi dafa dajaloo bay lawal lii di feebar bii di Covid 19. am na ci ku ci jël parole démb daf ma attaqué lu nekk la wax. commerçant la pourquoi ñoom waa HLM bii mooy attaqué ñoom tontuwuñu ñoo ñuy wax tey mënoon nañ ko tontu moom parce que xam nañ ne moom amatul place ci marché bi mais wane na ay responsabilités yu mu am ci biir ay organisation waaw man nag dañu bëgg man ma nekk fii di xeex jëmale kañ li kenn du ma nangu nag kenn def politique wala dugg ay activités yoo xam ne bokku ci nañu gëm ne lii maladie la bu am c'est un danger pour ñun ñëpp. nañu ànd dox ko ci yoon. arrêté bi gouverneur bu Dakar daal di jël ñu bëri ci commerçant yi ñu dajal ñoom nangu nañ ko ndax jàpp nañ ne mbir yi nekk na loo xam ne lu doy waar la. arrêté bi day wax dëgg yàlla neexul dina metti ci commerçant waaye tamit lu ñuy may wérgu yaram moo ñu gënal daal waa ñun daal wérgu yaram bu ñu wéree daal mooy lépp. xool rek nu mu ko tëralee rek ndax loi moom loi la rek kenn mënu koo jéggi mais nag dina metti torop. li gouverneur wax mooy dëgg ñun nag. tubarkalla macha allah ñun suñu employé sax ñëpp dañ leen toogloo. loolu mooy yoon parce que dajaloo bi tamit mooy loolu de mooy indi lu bari li xew nii. beneen marché beneen xar kanam Castor mu fees dell ak ay nit ñu ci bëri mel ni xamuñu danger bi jàngoro bi am yenn commerçant yi di ko ñaawlu. affaire bi du ay wax rek waaw man li ma gëm mooy appliquer waaw bu fekkee da nga wax da nga koy appliquer comme yeneen dëkk yi ni ñuy appliquer. parce que bakken yi wodd koo xoolee foofu rek dootoo wax dara comme demee noonu nag te xeex bi mitti na te état mu ngi génne xaalis bu bëree bëri di ko ci def nañu xeex bi mu jeex parce que comme ñoom ñoo mën a jël ay dogal ku tëj jàkka tëj juma képp fu ñuy war a dajale rek dañu ko war a tëj parce que bu ñu demee fekk juróom benn weer ñuy dem nit ñi gën di feebar état di gën di ñàkk xaalis liggéey di gën a nit ñi gën di néew doole dañuy dem a dem ba kenn dootu ko mën a lijjanti. ak yokkute cas communautaire bi maanaam wàllante ci suñu biir loolu taxut ñenn ñi daal changer comportement ci yenn marché yi nga xam ne moom la ñu visité ni ki tey ci suba. ñu yegg ba Ziguinchor ak ndaw commerçant boobu ñàkk bakkanam te tolloon ci fanweeri at ak ñeent doon wuyoo ci turu Amadou Tidiane Diallo moom nag ay mbokkam daal ñu ngay tuumaal kër docteur boobu di nag hôpital de la Paix bu Ziguinchor ndax nee nañ kër docteur ba daal kilifa yi dañu ko seetaan ba mu ñàkk bakkanam waaye tax na loolee nag ki nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu soxal service d'accueil urgence bu hôpital ba weddi na lu ni mel ba set wecc ndax nee na kookee ba mu ñëwee ci hôpital ba moom moo taxaw ne dafay dellu këram luñ ko mën a doon Boubacar Dia ak Lamine Magna mooñ ci leeral. coow laa ngi juddu ci faatuk Amadou Diallo di commerçant bi atam tollu ci fanweeri ak ñeent dong suñu sukkandikoo si ay jegeñaaleem Amadou Diallo moo doxal boppam dem ba hôpital de la Paix waa ñu cay liggéey bañ taa faj bu muy dellu këram si la daanu dal di ñàkk bakkanam. démb si guddi mu feebar ay 2 heures du matin mu yee ku mu nekkal si néeg bi muy Mamad Dian ñu ko kaay yóbbu ma hôpital Mamad Dian yóbbu Tidiane hôpital ñu yegg si bunte bi ñu dugg dem gis infirmier bi ne ko dama feebar ani médecin bi mu ne ko xaaral ma woo ko infirmier bi nee na ma woo na médecin bi ba sonn mu ne ko médecin baa ngi nelaw mu wax loolu malade bi ne ko jëlal ma sama température kon mu ne ko dee dama ba 6 heures du matin mu ne ko sa état bi stable na dama ba 6 heures du matin te yow seetuloo ko
léegi ñu daldi jógee hôpital di ñibbisi ñëw ba si côté morgue bi mu ni Dieng ba ñaari yoon mu daanu boobu Dieng ñëw mu ne mu bëgg a noyyi mënul noyyi mu ngaan gëm yu bëgg a noyyi mënul noyyi yàggul rek mu sedd mu ñàkkatooy xep ba mu yàgg mu sedd. hôpital de la Paix weddi li ni mel laata moo joxe version boppam. malade bi ak accompagnant dëmb bu ñu yegsi vers 2h du matin donc dañuy egsi fekk équipe bi mu yëngu si prise en charge benn patient boo xam ne dañuy jàpp ni ki xëy na mu am na coronavirus am na ay signes yoo xam ne niroon na coronavirus yoo xam ne ku amee coronavirus yooyu la am donc bu mu déggee ni ki équipe bi accompagnant bi ak moom bu ñu déggee ni ki équipe bi dañuy jàpp si lii mu ne day ñibbi ba tey mu doog a ñëw hôpital malheureusement bu mu ñibbee gën a hôpital bi dem ba peut-être wetu këram mu def malaise def arrêt foofu noonu. ak nu mënta demee mbokk Amadou Diallo yi jot nañu am certificat d'inhumation ngir ñu mën kaa sutural ci farata ak sunna. ñu def taxaw tamit ci tolluwaayu jàngoro ji ci àdduna wërngal këpp ak réew yi nga xamante ni ñoo ci gën a loru réew yooyu nag bokk na ci réewum États-Unis ak Italie ñoom ñooñu nga xamante ne nag la fa faatu daal ci doomu aadama daanaka lim ya jéggi na dayoo muy rek Amérique boo xoolee lu ëpp 20 000 ci doomu aadama faatu nañu ca Italie la fa faatu daanaka jege na 20 000 Algérie tamit ñu gis ni réew la moo xamante ne ci Afrique mi ngi jàng konte lay jafe-jafe ndax 200 ci doomu aadama gaañu nañu ci jàngoro ji di Covid-19 Aminata Mbaye Sow. téeméeri junni ak fukk ak juróom yu teg ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay nit ñoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi la di coronavirus ci biir àddina gi yépp lim bu takk boobu nag États-Unis moo jël raw gàddu gi fi mu toll nii ndaxte foofee ci dëkk boobu lee toll nañu fi mu nekk nii 22 junni ci ay nit yu ñàkk seen bakkan ci feebar boobule ci Europe nag dëkk bii di Italie moo ëppagum ci ay nit yu faatu toll nañ ci junni ak juróom-ñeent ci ay nit ak lu teg ñu ñàkk seen bakkan Espagne tamit lim bi takku na lool toll nañ ci junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay nit yu ñàkk seen bakkan ci feebar boobule France tamit fi mu toll nii ñoom ñi ngi ci confinement ba léegi bu dee sax tey jii njiitu réew mi dina wax ak askan wi dina xam leen ndaxte confinement boobule day wéy wala dañu yëkkati confinement bi ci yenn dëkk lu mu ci mën a doon foofule ci France toll nañ 24 junni ak lu teg ci ay nit yu ñàkk seen bakkan ci coronavirus ci Afrique tamit am na yenn gox yoo xam ni feebar bi lee def na fa ay lorange mu mel ni Algérie foofu nag toll nañ ci 200 téeméer ak lu teg ci ay nit yu ñàkk gum seen bakkan toftal ci Égypte foofu tamit téeméer bu teg ci ay nit ñàkk nañu seen bakkan Afrique du Sud bu dee sax ñàkk seen bakkan taxukaa takku loolu toll nañ ci 15 waaye ñi amee feebar bi lee te ñu leen di faj toll nañ ci junni bu teg Chine ñu jàpp ne yaakaar foofee la commencé woon mel ni tey ji li tiitaange daal dina fay am ndax ci dëkk boobule téeméer bu teg juróom ñetti ci ay nit daal dinañ leen testé positif ci fan yi ñu génn waaye autorité chinoise jàpp nañ ne ñooñee ñu testé positif ñoom ñëpp dañ ko andi foofule dëkkuñu ci biir Chine lu mu ci mën a doon fële ci Wuhan nga xam ni foofee la feebar bi juddoo woon foofu nag daal di woon nañu yëkkati confinement bi nit ñi génn di dox seen soxla ak tamit activité yi tàmbali woon nañu reprendre. Aminata Mbaye Sow France googu nga doon tudd sànq sax kon njiitu réew ma jot naa wax ak askan wi ba noppi lu soxal nag confinement boobu maanaam nit ñi toog seen i kër bañ a génn dañu koy wéyal ba fukki fan ak benn ci weeru mai loolee la Emmanuel Macron daal di xamle leneen lu mu xamle it lu am solo ñeel réewi Afrique yi muy nag bor yi ñu amee ñu ne nag bor yooyu daal dañu koy rek neenal na mu gën a nag yaatoo ndax gis nañu ni mbas mi nag doon na loo xamante ne réew yépp lay laal te nag guerre la boo xamante ni mën na su caa dem képp faaw rek ñu joxante loxo bu ñu ca bëggee génn waaye tamit faaw ñu dimbali réewi Afrique yi loolee nag la xamle moom Emmanuel Macron ci fàttali tamit mi ngi wax ni fukki fan ak benn ci weeru mai dinañ fexe nag di ubbi école ya ndànk-ndànk crèche ya collège ya ba ci lycée yi mboolem frontières yi nga xamante ne bokkuñu ci mbootaay réew yi tugal yi nag dañuy wéy di ko tëj muy kàddu yu tukkee ci njiitu réew bu France di Emmanuel Macron moo nga mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Chérif Diop